Général Multimédia remercie ses sponsors Ouz NGM Couture, Noima Bouti et Rose Group, label de production musicale et événementielle. Ouz NGM Couture mooy tailleur diaspora bi boo leen bëggee ñawlu ci lépp lu jëm ci korité tabaski wala seeni xew wala cérémonie muy mazin mbaa ganila woo leen Ouz NGM Couture au numéro 389 693 83 97 wala ngeen dem seeti ko ci Boltiere via Vicolo Benaglio 2. Noina Beauty mi ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci taaru jigéen boo leen bëggee make-up coiffure tresse pose ongle woote leen ci numéro 371 198 91 44 wala ngeen dem ci seen boutique Lecco Calolzio Corte Vianullo. Rose Group, label de production composé de jeunes ambitieux, professionnels et dynamiques qui cherchent à produire des artistes et à organiser des événements pour la communauté africaine vivant en Europe. Pour contacter le service commercial de Général Multimédia, appelez au numéro 327 937 39 92 ou bien au numéro 324 836 25 31. asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen di leen ziar man la seen xarit Mouhamed Camara tey maa ngi ñëw fii Lecco ñëw di leen ziar di leen présenté seen beneen émission Sen Star nag tey ñoo ngi fii di raconter beneen ndaanaan bu bees tàkk benn ndaanaan boo xamante ne ñun dañuy dégg turam et que moi-même j'ai hâte de le raconter muy Laye Rose nag tey bu ñu ñëwee dañuy dugg si biir pour mu dalal ñu. mu wax ñu posé ko ay question mu tontu ñu mu waxaale ñu lépp loo xamante ni mooy seen projet groupe bi parce que defe naa dégg ngeen tur bi yéen ñëpp et que man mii dégg naa tur bi mais j'ai pas eu l'occasion de le raconter donc defe naa tey mbégte la pour ma ñëw pour présenter la seen deuxième émission Sen Star kon ñu dugg si biir ñu daal di xool ñu indi incha allah rabbi. Comme ni leen ko waxee au début tey ñoo ngi ñëw fii si taat seen benn star muy Laye donc dañuy sonn si biir rek ñu xool li ñuy di asalaamaaleykum nous sommes à l'heure dans votre émission Sen Star nag comme ni ñu koy waxoon sànq ñoo ngi ñëw seet si waa Rose Group nag buñ ko waxee c'est un groupe boo xamante ni ñoom ñoo nekk fii Lecco donc du coup dañoo ñëw seet si leen pour mën leen laaj question yi nga xamante ni yéen ñi nekk seen kër booy jàkkaarloo yow moom ngeen leen bëgg laaj donc ñoo ngi ñëw toog ak suñu xarit Alassane moom moo nekk secrétaire sur Rose Group donc dañ koy bàyyi mu présenté wu et que ñu laajte yéen question yi nga xamante ni mën nañu see tontu. waaw mais Mohamed ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar. di rafetlu invitation bi. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant man la Alassane man maay secrétaire général Rose Group. maa nekk daal ci gannaaw di gérer ruq-ruqaan yi quoi. ah Alassane yow nga nekk secrétaire général Rose Group donc dañu lay laaj na la est-ce que nekk secrétaire si benn affaire boo xamante ni tey comme que ni ngeen koy defee et que nit ñi ñoo ngi leen di commencé xam yomb na. yomb na parce que ñun dañu nekk groupe boo xam ne dañu soudé doon famille. te booy liggéey ak ñoo xam ne xarañ leen loolu liggéey bi day gën a yombul parce que ñun amatuñu droit def erreur il faut ñuy innover innovation boobu nag
foog ñuy wan à chaque fois nit ñi loo xam ne mosuñu ko woon gis wala loo xam ne manqué na si diaspora bi. te ci loolu la ñuy yëngu. ok léegi yow en quelques mots lan nga ñu mën a témoigner si Laye. Laye mooy président Rose Group mun naa wax ne dafa yàgg ci wàllum organisation. parce que dafa doon loo xam ne mun naa wax ne suñu maam du Njaay Kumba Rose moo ko def si ñun. dafa nekkoon koo xam ne ci loolu la doon yëngu. Laye nag ñëw topp yoonam te macha allah mi ngi koy gérer comme ni mu ko war a gérer moo tax affaire yi gën ko yomb parce que mun naa wax ni doo ko naam. waaw léegi ma dama bëgg xam est-ce que moom maanaam nekk na koo xamante ni dafa gaaw a tàng wala sedd la wala du mu demee noonu. waaw mais en quelque sorte moo baax. non nekk na nit koo xam ne borom jàmm la. comme ñun ñëpp liñ ko nekkee borom jàmm la. day kaf day ree mais bu liggéey jotee moom da ngay xam ne day liggéey dëgg. dina wane ful ak jom bu waxee nga respecté ko te je pense que loolu leader bu ko amee rek lépp mat na. ok bon comme ni leen ko waxee ñoo ngi nii toog ak Alassane mu nekk secrétaire Rose Group donc comme ni mu témoigné si daal def naa lekk loo xamante ni lu baax la et que comme li ñu wax nit ñi boo leen gisee rek ñuy ànd dañ leen di ñaanal ñu jëm kanam donc ñu jàllale suñu beneen recevoir suñu keneen. waaw comme ni ñu leen ko waxee ñoo ngi nii toog ak Cheyba moom mooy président d'organisateur bu Rose Group. donc asalaamaaleykum ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum Mohamed ñu ngi lay fay. waaw ñoo ngi lay bàyyi nga wax ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan nga wax ñu yow yaay kan. waaw mbokk yi maa ngi nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Cheyba yor organisation Rose Group. waaw yow Cheyba yow yaay organisé yaay président d'organisateur Rose Group donc dañoo bëgg xam est-ce que nga yor rôle président d'organisateur difficile na. waaw métti na méttiwul parce que Rose Group moom groupe la. ñun ñëpp a siy ànd di si liggéey man leen teg si kaw may doxal liggéey bi mais dama am ay équipe yoo xamante ni ñoo ma si jàppale. parce que buñ xasee ba nekk si terrain bi ñun ñëpp dañuy wàcc jàppandoo parce que organisation lépp la. sécurité si la bokk musique bi artiste bi kii def décor bi kii indi artiste bi jëli ko yóbbu ko lépp si la bokk kon ñun ñëpp ay bokk liggéey bi moo tax du xaw a difficile parce que booba ñun ñëpp a ñëw jàpp si organisation bi. waaw comme ni nga waxee donc dañoo bëgg nga defal ñu quelques témoignages sur Laye moom mooy kan maanaam yow la nga xam si Laye et que est-ce que nekk ni koo xamante ni neex naa liggéeyal. waaw Laye su ma waxee si moom du ma fi jógee parce que lii nii tey Rose Group bu juddoo gannaaw yàlla ak moom ñun la. parce que ñun ñoo ko sos man moom Xayil Sam suñu benn copain boo xamante ni xat-xat peut-être moo tax nekkatu fi ak du parce que ñun ñëpp a daan ànd. ñun ñëpp a daan ànd ay jeunes lañu di dem soirée di ñëw xam nga nit ñi di ñu kii moom moo ak initiative bu créer lii. ñun tam ñu jàppale ko si te tey jii yàlla mi ngi ci seebal sutura xam nga ba àgg neen foo xamante ni ñu ngi sant yàlla. nit ñi commencé xam artistes yi commencé nañ dégg Rose Group événement bu ñu def yàlla mi ngi ci defal xéewal te ni ngi koy ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi dugg si lii nii ñuy def macha allah. Laye nag sama frère la sama seex la daal sama lépp la maag moom xam nga yàlla baax na daal. yàlla def jàmm xam nga. dëgg la comme tamit yàlla defal leen jàmm. allahumma amiin comme li nit ñi ko wax rek wax si yow maanaam wax si sa bopp dafa yombul daal. dafa yombul parce que nit moom da nga koy seedeel toujours loo xamante ni ñu ngi si moom. su ma dee wax si Laye du ma fi jógee comme keneen ak keneen bu fi toogoon tamit la même chose. parce que frère la mën naa ne bu nekkee si liggéey bi bu dee organiser événement Laye toujours moom mooy doon ki nga xamante ni moom mooy kànn parce que man maa ci gën a tàng man maa ci gën a kii mais. xam nga daf may woo ne ma xam booy boo nekkee ak ñoom mais dañuy gis ni événement bi moo ko laaj. bu jeexee xam nga ñun ñëpp a nekkaat benn suñuy rakk ngi fi defe naa ni maag moom ñoo si gën a mag. ak suñu ménagère général boobu Dia mais ñi des ñëpp ñoo leen mag
ñooy nekk ak ñoom di faaw ñoom Rose Group daal famille la. famille la loolu la am comme lu ma wax. waaw kon merci beaucoup ñu lay remercier ce témoignage rafet na trop. comme ni nga ko waxee ñoo ngi seen retour de votre émission Sen Star nag tey ñoo ngi ñëw dajale koo xamante ni tey voilà ñun ñëpp amoon nañ envie toog jàkkaarloo moom moi-même c'est la première fois que may rencontré ak moom donc ñoo ngi dalal Laye Rose moom mi nga xamante ni mooy président Rose Group donc ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. maa ngi lay nuyu Faye. waaw ñu ngi lay di kontaan ci seet si biir ma seet si. émission Sen Star xam nga di nuyu aussi waa Général Multimédia. di bëgg waaw parce que bon yéen moom bu leen gisee bon du ñuy def lu dul am mbégte am fierté quoi vraiment di kontaan bu baax a baax. ñoo la gën a kontaan donc man sa première question mooy kan mooy Laye Rose. kan mooy Laye Rose Laye Rose Baye Fallou Serigne Touba la. taalibe Cheikh Ibra dëkk Lekko xam nga fi jabar doom xam nga li ma gën a neex ci kan mooy Laye Rose mooy bu ma lay tontu bu ne la Baye Fall laa rek defe naa man maay Baye Fall Serigne Touba rek. loolu moom Cheikh jeexal na wax ji quoi. dëgg la waaw yow turu Laye Rose bi fu mu jógee loolu laa bëgg xam maanaam yow boo toog ak turu Laye Rose bi maanaam damay jékki-jékki ma dégg Laye Rose am naa ñu bëri ñoo xamante ni ñoo ngi dégg si tur toog amuñu occasion toog jàkkaarloog yow donc loolu loo tax ma laaj la yow tur bi fu mu jógee. turu Laye Rose bi man Abdoulaye Mbow laa tudd. mais comme Dundiaye Rose mooy sama maam moo jur suma yaay dama ko utiliser Laye Rose bi comme turu artiste parce que xëy na bu ma defoon Abdoulaye Mbow nit ñi mën nañ ma bañ a xam mais boo nee Laye Rose ak suma maam yi nga xam ne liggéey na ko ci Sénégal def ko ci aar et daf may permettre mu gën a facilité moo tax ma turu Laye Rose bi foofu la jógee parce que bu njëkk boo seetloo Abdoulaye Mbow lañ ma daan woowee mais bi ma defee Laye Rose ba tey ma gis ni tur la boo xam ne nit ñi bëgg nañ ko tur la boo xam ne c'est plus facile ci sumay spectacle ak yooyu moo tax ma utiliser ko foofu la jógee quoi man maa ko créé ñu nekk. waaw comme ni nga ko waxee ñun ñoo ngi ñëw fii et nga nekk en Europe vivre fii comme ni nga wax yow sa famille et tout donc man dama bëgg xam vivre en Europe yow naka nga koy vivre quoi maanaam depuis quand nga fi ñëw. maa ngi fi ñëw depuis 2008 fii laa takkee jawar fii laa amee soxna am fi ay tout-tànk neex na dëkk bi neex na parce que bon xëy na xam nañ fi lu ñu fi xamul woon am nañ fi lu ñu amul woon xam nga loolu rek fierté la moo tax nekk Europe dama naan neex na neexul parce que man li mooy gën a metti Europe mooy boo toogee fii màggal Tuubaa jot doo mën a dem. loolu rek nekk lu ma gën a naqari ci Europe. mais lu ma neex mooy am naa fi soxna am fi njaboot comme loolu kon Europe fierté la ci man quoi. mais yow dans la vie professionnelle la ngay def. dans la vie professionnelle maa ngi am suma liggéey. maa ngi liggéey suma liggéey à part comme ñëpp ñu liggéey. maa ngi aussi nekk ci yeneen business yu ndaw ci am ah mais yow fa nga dëkk si Sénégal. Sénégal maa ngi fa nga dëkk Sénégal maa ngi dëkk bu may jógee fi ñëw fi maa ngi jógee West Foire waa dëkk. waaw comme yow ni nga ko waxee je pense que ni nee nga maam suñu maam Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy sa maam et tout xanaa deret bi moo nekk si yow boo tax nga ñëw fii parce que man j'étais épris quand buñ nekkee nit ñi di wax naa man Laye Rose et que man xaw ma woon ko mooy Laye Rose moo tax bu ma ñëwee toog jàkkaarloo damay am fierté boo xamante ni comme dama ne une grande personne boo xamante ni defar na artiste lu nekk et que def na art tamit si lu nekk donc moom mooy sa maam donc yow fierté boobu noonu lan lay def si yow. et une grande fierté comme ni nga koy waxee ni nga koy déggee rek parce que tey ñun man ak suñu famille lépp lu ñu doon c'est grâce à suñu maam. parce que yóbbu nañu fu ne avant ñu ñëw fii. parce que man bu mu njëkk ba su ma laalee million boobu ñëwaguma fii boobu suma maam moo ko dox. nekk koo xam ne nit ku mag la woon quoi nit ku c'était bi mu fi jógee sax laa gën a xam kan mooy paa bi. bi mu fi jógee laa gën a xam kan mooy paa bi bi mu fi jógee laa gis ñi ko Sénégal respecté ñi ko monde bi respecté di ko naqaru rek ak parce que day métti si ñun sax ñuy wax ci moom. mais c'était une fierté nationale quoi. waaw léegi comme ni ñu ko waxee yow yaa nekk président Rose Group donc Rose Group yow naka nga toog jékki-jékki rek xalaat ko am initiative ne xaaral ma def ko. Rose Group bi ma koy xalaat boo seetloo bon
bokk naa si ñi fi njëkk a bëgguma ne maa fi njëkk a def par modestie mais nekk naa jeune bu njëkk a jël organiser suma anniversaire ma def ko soirée boobu c'était en 2011 Rose Group ci dugg boobu Laye Rose production yow comprendre et au fur et à mesure ñuy dem ma xam ni boo nee Laye Rose production yow soo jotee ak Laye Rose production doo mën a bokk Laye Rose parce que sama tur mi ngi ci comprendre nga et moo tax ma créé ma def ko Rose Group parce que boo nee Rose Group ñëpp mën nañ ci bokk parce que groupe la yow am na ci part ki am na ci part ki am na ci part moo tax bi ñu toogee en 2013 daal di créé Rose Group mais avant boobu Laye Rose production la woon ak dama yor benn fondation buy dimbali néew di doole yi ñi nga xam dañuy jógee ci gaal yi di ñëw dañuy soxla ñu leen dimbali loolu tam dama ciy dox yor tamit association bi ma xoolee yëpp boo demee émission bi moo tàgg daan toog dañ naan ma yaay président Laye Rose production di président association di dafay bari ma créé ko def mu doon Rose Group. donc si je comprends bien mooy que Rose Group benn kii la groupe boo xamante ni dafa yor pàcc yu bëri maanaam dafa yor tout sorte loolu nag moo waral Rose Group. parce que fii li ñuy liggéey moo bari nekkul dañuy liggéey ci événementiel kese quoi. ok kon donc loolu Rose Group si je comprends bien mu nekkul pour juste pour événement. non parce que Rose Group boo seetloo dañuy produire. comprendre nga yow boo nekkee artiste amoo quelques moyens yi. ñu gis ni tey am nga xarañte mën nañ la produire comprendre nga ñu ngi jéem di produire ay téléfilm ñu ngi fexe di dimbali néew di doole yi maanaam Rose Group day dox ci ay pàcc yu bari nekkul ni dañuy viser folklore kese quoi musique bi kese quoi waaw loolu maa koy soogee et que dafa affaire bu baax la et que léegi lu ñu mën a xam maanaam tey bu ma toogee tamit Rose Group c'est dégg nañ affaire de Miss am na affaire de Miss Sénégal je pense que bi moo nekkoon 2e édition donc yow naka nga toogee ak ban jafe-jafe nga si dund maanaam si sa Miss yi élection Miss Sénégal yi. élection Miss yi question bu ma neex la quoi parce que c'est du woon facile quoi du woon facile xam nga boo jëlee loo xam ne yombul nga def ko ba mu nekk loo xam ne nit ñi gëm nañ ko da ngay fierté quoi parce que élection Miss bi dañu toog rek toog comme ni ñuy toogee réunion saa su ne parce que ñun avant réunion ñun ñooy ànd boo seetloo nit buñ la invité suñu réunion sax boo ñëwee da ngay ni bu mujjee daw da nga naan parce que ñun au delà de réunion ñooy nekk ba fajar avant ñoo takk jabar ba ñu takkee jabar comprendre la moo tax bu ñu toogee benn jour rek waxtaan ma ni mais pourquoi pas ñu créer Miss ba ci ñun Rose Group am nañu ko gëmul woon naan non Miss dafa diis xam nga la mais comme man bi ma juddoo ba léegi dama ne fu ma mënti nekk dama ne man fu ma fa nekkee da ci leader yi laay bokk donc début mu nekk xale loolu laa gëm comprendre man ñun nañ bokk ci leader yi nañ créé loo xam kenn def ko fi donte amoon na fii mais dañ ko changé léegi ci la ñu toog ne nañ def Miss première Miss bi ñu def ko xam nga mu nekk réussite parce que réussite man sama réussite du xaalis sama réussite du bari nit sama réussite mooy lan mooy nit ñi ñëw fekk kontaan dem ñibbi ci jàmm comprendre foofu la Miss jugee mu nekk loo xam ne lu difficile la parce que soutien buñ ko commencé ba tey ay moyens yu minime la ñuy demee boo seetloo suñuy moyens la ñuy demee te bu nekkee Miss normal dañ état da la waroon jàppale parce que yow da ngay beauté Sénégal yi ngay jaay fii au niveau de l'Europe comprendre nga mais dañuy dem ak suñuy moyens bopp comme ça veut dire que Miss yomb na yombul mais est-ce que c'est facile de sélectionner les Miss ak yenn critères ngeen di sélectionner quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes yoo xam te bëgg nañu participer et tout et que je pense que si tu dis Miss Italie ça veut dire que ni Italie bi yëpp la quoi. donc quels sont les critères ak yéen nag ngeen di def ba sélectionner seen Miss. non c'était pas facile comme ni ñu ko waxee comme première année bi amoon nañ quelques difficultés parce que Sénégalais lu mu gëmul du ci dugg. bu njëkk ba ne Miss Sénégal ñu bari gëmuñu ko woon jigéen ñu bari amoon nañu ay Miss mais nekkul loo xam ni moo ñu gënaloon mais on a fait avec deuxième année bii nii tamit am nañ ay Miss mais dafa gën a parce que ñu bari Sénégal benn kii lañ am mooy da ngay def publicité bi mais casting bi dañuy def jour casting temps pour bëgg a bokk Miss dañuy toog seen kër tëdd seen laal di xool lu ñu wax ba affaire yi passé ku nekk naan non rek ma ko waroon naa bokk dama lii xam nga man des fois damay dem ba sama problème damay am problème sama téléphone. donc c'est pas facile parce que sama téléphone chaque jour nit ñi woote man leen man. may président Rose Group mais du ma Rose Group donc dafa am ñu ko xam ne ñoo ko tënk woo leen ñooñu am ñoo xam ñoo gérer lii am ñoo xam ñoo gérer affaire Miss parce que man booy seetlu sax
miss yi xëy na jour bi ñuy ñëw casting laa leen xam ñu bari du ma leen xam am ñoo xam ne sax ba say du ñu parce que sama rôle mooy ma ko comprendre nga kon c'est pas facile am ñoo xam ne dañ lay xam feneen naan la ca di la wax naan la laay bi ca pour am quelque privilège foog ñu xam ni man du ma ci dara man idéiste laa boo xam damay indi idée pare ci après dafa am leneen di koy doxal quoi donc man lu ma bëgg comprendre mooy que kon yéen da ngeen di def casting def publicité mais est-ce que gënu woon facile benn moment maanaam ngeen def tour d'Italie dem ba fii comme exemple dem ay Napoli yooyu noonu pour wax leen ko pour gën leen ko yëgal maanaam est-ce que seen publicité organisée moo ngi jàll comme mu war a jàlle jàpp naa ni ñuy jàll parce que xëy na dañ koy yëg sax mais pour ñu ñëw participer mooy problème bi Sénégal dañ koy yëg parce que ñun boo seetloo côté publicité du ma ne ñoo ci mën mais bokk nañ ci ñi ci gën a xarañ parce que am nañu ay moyens de am nañu cellule de communication boo xam ne ñu ngi def liggéey bu xarañ man chaque jour dama koy wax ma ni soirée Rose Group moom da nga naan bëgguma ñëw nga yëguma ko moom doo ko wax kon ça veut dire que parce que tey boo seetloo ren am nañ miss bu jógee Napoli nan la def ba yëg ko tramite Instagram am nañ miss boo xam ne Savona la jógee am nañ ko jógee Conigliano te bu déwén bii nga xam ni instant bi ñun commencé nañ ko liggéey te ñëwagul xam nga loo xam ne décembre léegi ñu ngi koy liggéey ci février kon ça veut dire que liggéey bu metti la quoi ci la ñu nekk nii te jàpp naa ne bii paa ñëpp yi ñu koy incha allah léegi man soo benn question comme lu may laaj mooy que est-ce qu'on peut attendre que votre groupe organise maanaam des soirées de grande taille quoi de grande taille xanaa da nga naan ñu dolli kay waaw parce que Rose Group bu mu juddoo ba léegi man suñu première soirée bu nga xam ni jàpp naa ni lu mag la rek mooy yoo fi njëkk indi Soriba Kouyaté te temps yi ñu koy indi nekkoon na mën naa moo xew Sénégal boo ko tuddee ngay doog a tudd beneen artiste Soriba ñu ko njëkk indi fii indi nañ fii Sidi Diop xam nga indi nañ fii Bril Pendo bi mujj lañ indi Assane Ndiaye Darba Mbaye ak Thiat Seck bi ñu commencé yaagul mais ñu ngi fexe bégal Sénégalais yi ñu ngi fexe xool Sénégalais lu ñu bëgg ñu leen koy indi te jàpp naa ni fii ak may wax def mu def noonu publicité fii ak tuuti rek ñu ngi waajal artiste yu mag incha allah incha allah mais alors ñu ko defee scoop non loolu laay bañ damay bañ wax ko pare ngeen jaarloo ma ko sant commercial dañuy topp sa ginnaaw non ñi ngi waajal ay artistes yu mag yoo xam ne instant bi ñëpp ngi leen di soxla te ñun moom Rose Group heure bu ñu toogee ñu réunion loolu ñuy wax ñun waxu def ñu pour ñun parce que man tey bu ma bëggoon soirée at nam benn artiste mun naa xëy vendredi dem Sénégal soit fecc ko ñëwaat dëgg la sant yàlla mais dañ koy def pour nit ñi nga xam ne ñu ngi fii amuñu moyen boobu noonu mooy dem xam nga moo tax ñoom ñi ngi waajal ku garaaw quoi yéen a ngi waajal bandi quoi kon nag yàlla ko yàlla sottil incha allah amiin waaw léegi ñun comme lu ñuy wax maanaam xam nga tey buñ toogee ñoo ngi dégg yeneen xale yoo xamante ni ñoo ngi jug peut-être di jugu di bëgg topp seen tànk parce que tamit yoon bi comme je dis à chaque fois mooy que nit ñi moom dañuy gis ñi nekk si kaw rek mais duñ xam maanaam ni nga def ba agsi et tout parce que y a des moments yoo xamante ni yow da ngay toog ne est-ce que ça jar na ko parce que comme ni nga ko waxee léegi da ngay def pour nit ñi donc quel conseil tu donnes ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk sa ginnaaw et que bëgg leen topp ak ni nga gisee ni léegi nit ñi ku nekk ñoo ngi def ay production ñoo ngi invité ay artistes du genre donc yow quel conseil ban conseil nga leen di jox quoi. conseil frère boo seetloo ñi koy def ci dëkk bi yëpp man jàpp naa ne ay frère lañu parce que ku fi def si ku fi maanaam ku fi ibbi events rek woo nga ma quoi. cër boobu jox nañ ma ko mooy woo nañ ma avant bu ñuy commencé ne ma dañu bëgg a dugg ci événement. xëy na bu ñu demee ba ci biir du ma tuddee concurrence quoi. des fois nit day bëgg benn affaire nga bëgg ko. mu xaw a kii quoi. mais li ma leen conseil mooy metti na dafa metti. milieu bi ñu nekk dafa metti parce que chaque jour moo ko sama jabar des fois ma tëdd ba guddi jot waroon dem fenn fàtte ko benn nit invité soirée invité ma. ma tëdd ba guddi jot fàttali ko ma jug daw. milieu événement moo nekk noonu. dëgg la des fois ma dugg foo xam ne nit ñi dañuy bari. mais su ma ñëwee foog ma nuyoo foog ma taxaw foog ma waxtaan ak nit ñi. xam nga doo mën a ñëw rek dem parce que boo demee rek ñu ne ah kii de dafa commencé fuuy xam nga sénégalais dafa gaaw a dëkkal nit fu mu dëkkul. milieu bu metti la milieu boo xam boo ci xasee dugg doo am vie familiale. man des fois damay jékki-jékki vendredi ma dugg
dem Paris pour def ay réunion rien pour liggéey bi réunion fat ñëwaat day dem ba sa famille vendredi samedi dimanche duñu la moom comprendre la kon ñi siy dugg nañ xam ni milieu bu nice la parce que milieu bu nice la mooy yaa ngi bégal sénégalais yi sénégalais yaa ngi leen di gis koo xam ne musul gis artiste bi da koy gis kii ci écran bi yow nga indil ko tegal ko milieu boo xam ne la milieu bu am ca nit ñi dañ lay ñaanal nit ñi dañ lay bëgg mais milieu bu difficile la bu tar la yow maanaam yombul daal. yombul te du jàpp moo di day gën a diis sax day gën a metti parce que milieu boo xam ne la boo amul moyen doo ko def. dëgg la te événement doo dégg ni événement nii rek nga tëgg ko boo amul moyen doo ko def 2 mooy boo amul connaissance day metti da ngay ceeb man bi ma koy def ba may commencé dama wut connaissance ba pare capito dama dugg ci biir nit ñi xamanteeg ñoom xamanteeg xale yi xamanteeg mag yi parce que man samay différents soirées loolu mooy affaire mooy dama am. public 3 génération. merci beaucoup dama am public yu sumay rakk sumay morom sumay mag am public bu suñu yaay yi parce que boo nee La Rose moo organisé am nañ ñoo xam ne mosuñu dem soirée dañ naan noor damay ñëw parce que jëmm ji moo ñu indi. comprends nga loolu lañ njëkk a liggéey mooy suñu jëmm ak nit ñi xale Sénégal fii Italie ñëpp suñu xarit lañu waaw te ñëpp mën nañu téye nag Fall buñ gisoon kenn léegi xale mu woo ñu mun nañ taxaw waxtaan ak moom jël suñu temps amul ay itam man la diw wala man maa organisé wala maay président Rose Group ñun duñ def loolu quoi ñun luñ gëm mooy milieu bu tar la te dañ koy def ak lucidité quoi xam ni tey bu ne woon Sénégalais yi kenn du wax Rose Group parce que boo organisé Sénégalais yi toog ñëwuñu nga organisé waat Sénégalais yi toog ñëwuñu bu jigi da ngay arrêté parce que ku nekk booy dugg ci benn affaire ak lu mu tax nga dugg ci mais Sénégalais yi fi ñu teg ak Sénégalais yi luñ ñu boolee seen biir moo tax ñun ñuy sonn di wax ni képp ku ci dugg na nga xam ni bon moomatoo sa bopp waaw maanaam léegi yéen quels sont vos projets en futur. projet yi bari ñu ngi waajal benn film. defuñu film parce que ñëpp a ngi def film. des fois damay gis benn Sénégalais bu ñu jëlee benn affaire ñëpp ci la ko mais ñun dañuy def film parce que ñu bëgg a li nga xam ne fa lañ jaar nu mu méttee ak nu mu neexee ñu wan ko ñi nga xam ne ñoo ci bëgg a dugg pour wan leen ni yoon bi métti na neex na joué ñu film parce que dañu xool nit ku dund lu metti ñu joué ko donc suñu film la ñuy joué parce que ñun balaa ñuy egg fi ñu egg dañoo sonn capito dugg nañ ci am ay difficulté dugg nañ ci mu metti dugg nañ ci amuñu këyit dugg nañ ci yoruñu oto tey dugg nañ ci ba loolu yëpp neex ñu am këyit ñu dem partout dans le monde pour mu gën a yomb ba ñu am ay soxna ba ñu am ay doom ba ñu am ay oto ñëpp yor oto maanaam loolu lañ bëgg a wane maanaam fii Rose Group jaar ba egg fi ñu egg moo tax ñu bëgg a joué film boo xam ne képp ku ci war a bokk rek dinañ la woo ma jàllale waale loolu parce que sama téléphone bi ceeb damay am ay 7000 plus de 7000 messages du ma ko mën a lire am ñoo xam duñ ma comprendre dañ may bind di ma wax La Rose dañ bëgg a bokk ci film bi ma leen wax ni film bi bis bu bi nga xam ne soxla nañu nit ñi nga xam ne war nañ ci bokk dinaa leen contacter su ma leen contacter wul Sayba dina leen contacter wala Mist wala Cheikh Fall parce que ku ne am nga loo xam ne moom ngay incha allah. donc maanaam bon yaa ngi si Rose Group et tout après les soirées maanaam booy defee seen bilan est-ce que yéen seen gis seen bopp quand même. non sant yàlla. non affaire Sénégal la des fois vous dites sant yàlla comme ça. non sant yàlla nu mu tudd des fois nga def ba pare yaay fay perte des fois nga soirée pare perte des fois nga soirée pare génn ci loolu moom day am mais ñu ngi sant yàlla parce que man moom fi may waxee chaque jour bi may créer Rose Group loolu laa man ñun suñu objectif du li ñuy xaalis bi man sama objectif du xaalis sama objectif mooy nit ñi ñëw bég mooy nit ñi ñëw kontaan ci objectif bu Rose Group du xaalis bi quoi xaalis bi ci la bokk mais ñun suñu objectif mooy nit ki bu ñëwee gis organisation bu jaar yoon gis liggéey boo xam ne tey boo fa duggee parce que chaque jour dama koy wax réunion gars yi dama naan réunion gars yi ñun dañoo ñëw pour liggéey mais ki nga xam dafa ñëw fay xaalisam dafa ñëw pour divertir mais nañ ko na divertir na kontaan na bëgg comprendre la des fois ñu jot ay critique nag critique yu tar comment Rose Group bu ñu amee ceeb bañ commencé am xaalis ba léegi mais li ñuy def ni mooy ñu xaalis frère barke sëñ Bamba dinañ koy def par voria man instant bi dama loolu laa ko defee mais pas pour wut ci xaalis man dama koy def pour nit ñi nga xam ne duñ toog fii di nam mu toog Sénégal naan Almadi naan penc bi naan pop capito man damay toog pour nit ñi li nga xam dañ koy dund feere parce que fii stress dafa bari boo ci tegul loolu day metti moo tax ñun Rose Group judd pour kii leen comprendre nga mais xaalis bi
bëgg nañ gars yi di gën a ñëw di jàpp. mu ne nekk moo gën. c'est sponsor daal. sponsor yi. waaw loolu si la bokk. xam nga sponsor yi bëgg nañu ñëw di si jàpp bu baax a baax. mais est-ce que c'est facile tamit d'être président d'un groupe ba pare avec comme ni nga ko waxee sànq des fois tu reçois des tonnes de messages peut-être xam nga soxna si mën na cee xaw a kii yooyu noonu jalousie yooyu noonu. ak noo koy dundee ak célébrité bi surtout sa tur fu mu agsi ak jigéen ñeeg yooyu noonu. parce que tamit jigéen ñi moom mooy lool. yow faa moom fu ñuy su may xarit lañu. su may xarit lañu xam nga tiens man complicité ak jigéen yi. nit ñi dañ ñu waxee laaj bari na mais su may xarit lañu. dëgg la parce que boo nekkee organisateur soirée. mënul ñàkk nga am ay xaritu ci xale yu jigéen. mais ñëpp man jàpp naa ñëpp ñii sumay doom lañu ñii sumay xarit lañu. xam nga mais nekk président Rose Group ci yomb na yombul xam nga tax yombul parce que Rose Group ñëpp ay leader lañu. ñi ngay gis nii on est pour l'instant 16 personnes lañu ñëpp ay leader lañu parce que ku ci nekk ci ñun boo toogee réunion rek ki ci gën a ndaw da lay jox xel boo xam ne yow xalaatoo ko woon. moo tax yombul parce que bu nekkoon yomb na man damay ñëw rek ne gars yi nañ def nii mais ku ci ne boo ne nañ def nii rek am na xelam boo xam ne bu la ko waxee da nga naan nekkate su ma leen déglul woon du yomb. comprends la yombul parce que dañ chaque événement yi dañuy maanaam tey ñu ngi fii suba ñu ngi fekk comprendre parce que képp ku organisé ñu buñ ci gisee suñu bopp foog ñu dem wuyu la des fois nit ñi dañuy woo ba parm dañuy woo ba fépp ñaan Rose Group dañ leen invité kon ça veut dire que yombul. comprendre nga chaque jour yow foog nga wane sa jëm foog nga nekk ci kanam tey bu yomboon mun naa tëdd nelaw ne Cheikh Fall demal wala ma ni Jim demal mais gars yi dañuy bëgg sa personne laay loolu di teewaale chaque jour moo tax nekk président dafa difficile. bon comme ni leen ko waxoon ñoo ngi fii Lekko seen émission Sen Star nag moo ngi nii jeex na tey dañoo ñëwoon présenter leen benn star muy Laye Rose ak groupe Rose Group. donc l'émission tire à sa fin ñu ngi leen di gërëm di leen wax ba benn yoon incha allah quant à moi on se retrouve notre émission de Sen Star avec un autre star allez merci. Général Multimédia remercie ses sponsors Ouz NGM Couture, Noima Boutique et Rose Group, label de production musicale et événementielle. Ouz NGM Couture mooy tailleur diaspora bi boo leen bëggee ñawlu ci lépp lu jëm ci korité tabaski wala seeni xew wala cérémonie muy mazin mbaa ganila woo leen Ouz NGM Couture au numéro 389 693 83 97 wala ngeen dem seeti ko ci Boltiere via Vicolo Benalio 2. Noina Beauty mi ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci taaru jigéen boo leen bëggee make-up coiffure tresse pose ongle woote leen ci numéro 371 198 91 44 wala ngeen dem ci seen boutique Lecco Calolzio Corte Vianullo. Rose Group, label de production composé de jeunes ambitieux, professionnels et dynamiques qui cherchent à produire des artistes et à organiser des événements pour la communauté africaine vivant en Europe. Pour contacter le service commercial de Général Multimédia, appelez au numéro 327 937 39 92 ou bien au numéro 324 836 25 31.